studio Eva Mbaye ñu koy jaajëfal moom Amadou Sabara Ba mi fi teewoon doon leen jottali bulletin wu 0 heure bi jaajëfal Makumba Bey ak mboolem waa rédaction ñi nga xam ne ñoo leen doon jottali xabaar 21h ak 22h Pape Bes Diba Amady Ndiaye moo nekkee ci machine bi ci kàddu gi Aminta Ndaw taalibe Serigne Bamba di nuyu bépp auditeur rajo Futurs Médias moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ña nekkee ca bitim réew ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission jooyu xol ngeen ñuy teewlu ci 94.0 Dakar waaye tamit man ñoo teewlu ci Facebook RFM l'officiel wala it ngeen dem def www.rfm.sn comme niñ koy defee nag saa su nekk dañuy jiital ci nuyoo bi ak ziar bi suñu kilifa diine yi ku ci mel ni Serigne Mountakha Mbacké Khadim Rassoul ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool Mbacké te ànd ak wër di nuyu nag xalif bu Tiwaawoon di ziar tamit xalifa bu Medina Baye Niass duñu fàtte xalifa bu Thiénaba waaye tamit duñu fàtte waa Pire duñu fàtte waa Sokone di nuyu waa Digane di nuyu waa kër Maam Cheikh Ibra waaye di nuyu waa Layeen di nuyu ñëpp rek maanaam fépp këru kilifa diine gu nekkee ci Sénégal rek maa ngi fay sukk sama ñaari oom di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk ndax jàmm ci la lépp xaj di ñaan tamit ñoom it ñu yàgg fi lool te ànd ak wër di masaw nag suñu mbokku murid yi ak képp kuy jullit rek ki nga xam ne moom moo fi bawoo tey di Serigne Atou Diagne nee na ñoom ñooy les intellectuels du mouridisme ñoom ñu waa Hizbut Tarqiyyah ñoom ñëpp nag kon maa ngi leen di jaale li ñu bokk di Serigne Atou Diagne ñu koy ñaanal yàlla na Firdawsi doon këram ci bàkki xasida Cheikhul Khadim yi nga xam ne ñoom waa Hizbut Tarqiyyah xamee leen ko moom mooy seen empreinte kon nag te ki nga xam ne moo ko fi wuutu rek te kilifa gu tedd gi teg ko fi di Serigne Mountakha yàlla na yen bi oyof ci moom ñu ngi nuyu tamit waa jàngu bi di nuyu ki nga xam ne moom mooy archevêque bu Ndakaaru ak mbooleem suñu xarit yi suñu doomu ndey yi suñu mbokk jàngu bi ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel di leen ñaanal jàmm tey ñaan suñu borom tamit wopp ji nga xam ni moo fi wàcc yàlla na ko fi borom bi jëlee di bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo feebar maa ngi ñaan yàlla na yàlla fëgg seen bopp waaye tamit duñu fàtte suñu mbokk yi nga xam ne dogal da leen a dal ci àdduna muy ñi caabi féete ginnaaw ñoom it maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla génne ci googile dogal te bañ faa dugal kenn di nuyu nag képp koo xam ne waxtu bii rek moo xam chauffeur nga moo xam yaa ngi ci sa biir kër di liggéey moo xam les veilleurs de nuit ndax nag jamonoy couvre-feu la ñu nekk ñëpp a ngi ci biir kër yi waaye daal lu mu ci mën di doon rek ku ci nekk maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci seen émission jooyu xol Amady Ndiaye. comme ni ngeen ko déggee nag ci annonce bi xam ngeen ne jooyu xol à chaque fois émission société la day xool li nga xam ne moom la askan bi di dund ñu teg ko ci taabal ji nit nag su fekkee dangaa am loo xam ne luy nekk ci sa biir xol la nga bëgg koo génne tamit partager ko ak askan bi ngir woyof waaye tamit ngir am solution ñun dañ lay ubbil buntu jooyu xol kon nag may joxe numéro bi ngir képp koo xam ne am nga sa jooyu xol boo xam ne bëgg nga kaa partager ak askan wi ngir ñu dimbale la ci wutal la ci solution wala ñu jox la ay conseil mën ngeen a woote ci numéro bi di 77 116 98 48 loolu kon mooy numéro jooyu xol di numéro vitrine bi gars yi miin nañ ko du ñu fàtte tamit Amady ñi nga xam ne ñoom ñooy soppee groupe Futurs Médias di waa génération Futurs Médias ñoom ñëpp ñoom it duñu leen fàtte thème bi nag tey divorce la ñu dem nag ba beneen dëkk génn Ndakaaru comme ni ma ko waxee dem ba Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar Ceeskaay nag la ñu dem tey fekki fa suñu benn càmmiñ suñu benn mag suñu benn tonton muy dund loo xam ne lu mu dund la ci biir xolam mu bëggoon ko génne maanaam yebbeeku ko ngir xolam féex ndax gis nga nit dina am lu muy yenu mu diis lool ci biir xolam bu koy partagé day firi day féex maanaam li ngay guux yenn saay day baax
nga génne li nekk ci yow. kon nag loolu dafay baax bu ko defee bu fekkee lu jar ñu lay conseiller la ñu conseiller la bu fekkee lu jar aussi ñu jànge ci leçon ñu jëlee ci leçon ndax nag nee naa leen histoire boo xam ne nit mënu ca tirer leçon kon amul njariñ. kon nag dañuy ñaan rek lépp lu nit di dund na nekk loo xam ne benn yoon boobu lay doon ci dundam ci ginnaawam lay doon mu dund ba di ko fàttaliku. waaye tamit koo xam ne yaa ngi ci yoon boobu yàlla mën na laa dimbali ba moom la mu dund doo ko dund. sëy yu tas yi la ñuy waxtaanee sëy yu tas yi nag bëri na lool ci dëkk bi daanaka jamonoy takk sëy yi day bëri lool. sëy yi ñu ngi koy takk waaye nañu koy takkee bu yàggul ngay dégg ñu ne tas nag comme ni ma leen ko waxee woon keroog rek suñ borom nee na fekke fu ñuy tase sëy jar na sol dalli weñ di daw ba mu xar. xam ngeen ne daldi weñ moom du ma sa xar kon loolu moo tax suñ borom bañ li nga xam ne moom moo di tas. waaye nag ànd boo gis tàggoo ma nga ca te suñu borom bu bindee nit ki aussi d'après li mag ñi wax nee nañu yàlla bu bindee jigéen day wax ana ñan ñoo bëgg. su fekkee nag Amady Ndiaye dana bëgg na Modou Fall ne bëgg na Doudou Mbaye ne bëgg na alakuli àll balaa dundam di jeex dina jaar si ñooñu ñëpp. kazalika ku góor ki aussi buñ ko bindee suñu borom danaan ana kat moo bëgg bu dee Nogoy Jaw dana bëgg na kazalika Roqaya bu nee bëgg na noonu la Kumba bu nee bëgg na noonu la. kon maanaam ku yàlla bind ne di nga jaar si loxoom maanaam dina la denc wala di nga ko denc kenn mënu ci dara. kii nag ci biir annonce bi dégg ngeen Aliou Ba ma koy jaajëfal moom mooy def annonce bi nee na sëy tasaat sëy tas aayul waaye sëy tasaat bu yàggee ñu ne dangaa sikk effectivement parce que Sénégal boo fi sëyee tas surtout jigéen ñi benn yoon mën nañ bàyyi mu jàll mais nga tasaat ñaari yoon sax déjà dañu commencé di la sikkal dañ naan la yow yaa sikk te sikk gi ci côté ku jigéen ki rek lañu koy wéer mais côté ku góor ki déjà duñ koy gis. kii nag moom dafa dund juróomi mariage yoo xam ne bu ci nekk dafa tàggoo ñamu doon denc. léegi nag fa mu jaar ak soxnaam yooyu mu tàggool moom la ñu indil ci jooyu xol ñu fas yéene ànd ak yéen déglu ko mu expliquer ñu aventure am après ñu dellusi ci waxtaan wi Amady ñu déglu reportage bi. wartanande jam fama mbete yaaboyo wartanande lu ñaawla fa sig xelam fa mu jublu rek lay dem waaye moom nga saay-saaye nga dëgg sori lool fa ma dëgg sori lool waaye xol yaa ngi gisee chéri sama première fois nekk jeune bon commencé wu ma liggéey sax di ñafe bàyyi école di jàng métier nekk mu bëgg ma trop rafet lool ñëpp topp ci moom mu bàyyi ñëpp ngir man ñu bari marike ci ñu ànd nekk ba yàlla def sëy suñu diggante moom mu jural sama ñaari doom nekk ak moom di sëy ak moom sëy bu rafet mosuñu am problème sama yaay bëgg ko lool sama ñaari doom yëpp juddu sama kanamu yaay avant ñu génn àdduna mu may sama caap yaay sama yaay bëgg leen lool mu déggal ma lool dama ko daan bay fa mu dëkk def des kilomètres toog ay weer ñëw su ma ñëwee seet si ko war a fanaan yeewu le lendemain matin ma xëy dem damay wax rek ci comportement ni mu mel moom su may ñëwee si yëg si fu guddi mu tàngalal ma ndox yóbbu ma si douche bi ma sangu moo may génneel sama yére génneel sama parfum loolu am naa ci ay seede yi nga xamante ne fekk nañ ko su ma sangoo ba pare mu defal ma reer su ma toogee mënum xanaa dooleem sa xarit yi sama xarit yi defal lañ fiy ñëw bu ñu toogee tuuti reer ba pare ñu la di yénni à côté am na benn néeg boo xamante ne sama beneen xarit moo fa nekkoon fa lañ daan dem toog fa mu ma dooleem sa xarit yi ma gën dem su ma ñëwee bëgg a tëdd mu ma doo génn demal est-ce que li nga sol nii mën na dem ma départ dem daf ma doon xool di ma surveiller et tout et je vais
tellement confiance en elle et ba fi may waxe ci yow j'ai tellement confiance en elle loolu la xam ci moom mais pour être bref mooy que ni loolu damay doon def benn seede rek ci moom te seede boobu dama koy def toujours ci moom mais dama ne li yàq sama digganteeg moom parce que dama dem ba ci biir am keneen ku ma gis nekk ak moom kooku aussi tamit jiima ngor ba nga xamante ne daka daan jaral mu jógee Dakar di ñu dem fekki sa fa ma nekk mu jaral ko ba mu dem ba am ci problème ak famille et sachez-vous je vous dis que ne c'était 6 ans ou 5 ans après sama mariage ak sama première femme mais nag nit ñi ñoo yàq après ñu bari topp ci moom nakan waaw comme takk na ñaareel waaw topp ko musuma laaj dërëm musuma laaj dara musul teg dara sama kaw def parce que daaw ma sax xaar mu may laaj dara dama daan jënd ba am na ay frère am ya nga xamante ni ñu ngi fi di dund de ñu ngi fi di dund deewuñ na man yow li ngay jënd kii da ngay jënd bay jënd la nga xamante ne dafa mel ni di lekk am mais nag bi yàlla defee aussi tamit këla ñëw mooy deuxième bi ñu nekk ba ñu nekkee aussi tamit mu ji ma ngor moom tamit bien vrai que sore woon na te dara ñëw am lu ci feeñ parce que dama dem bi ci biir gis ne xamante woon na ak magam ba nga xamante ne dafa am lu bari lu mu daan ji ba ma ciy dugg dëgg dugguma ci woon pour dara dama ci duggoon noonu rek ci xamee ni gis que ni mu rafet mu dugg ci bi ma nee ba ci biir laa gis ne defuma sax weer la xam ne grand frère am bu mu bokkoon ndey ak bay sama xarit la woon te lu nekk defal na ma ko te personnalité la woon ci dëkk bi ngor googu téema ci pour vous dire que ne wax dëgg rek moo am solo ngor googu téema ci mu jaral ko mu dogoo ak ñenn ci ay famille parce que da daan def bu liggéey ba weekend jot mu départ ñëw seet sama fa ma nekk mu nekk kii du ma gën a gore pour bañ a caaxaan defu ñu ñetti weer ma wax ak samay mbokk ba ma koy wax sama yaay sax nangu ko woon benn yoon ñaari yoon ñetti yoon nangu ma ne nag pour bañ a def erreur pour bañ a tooñ te ngor dugal na mu ci te bëgguma génn ci ngor gi moo ko taggee ci farata ak suñu ku jëkk ki nit ñi di ko poussé nakan daawuloo ko laaj dara daawuloo ko wax dara commencé di ko laaj nit ñi di ko poussé ba mu commencé di def la nga xamante ne mosuma ko xam ci moom du nëngate de mais damay poussé ci yu bari di ma forcé ci yu bari dem di ma menacé ci yu bari nga xam ne loolu lépp nag nit ñi ko ci doon poussé demoon na ba na ma jéggal ma ci wax ji su ma tëddee rek moom lu ma ci gis rek moom la pour éviter certains problèmes certaines histoires parce que temps yi dama doon dégg ñu naan da ngay tëdd si jabar après bu defee yenn kii te mu sotti la diwlin wala mu sotti la ndox bu tàngee si di suite j'ai eu peur honnêtement je me suis retiré si lañ nekk ba mujj diggante bu foofu la mujjee yem xulooñu xeexuñu ki taxawoon andi problème boobu ba ma demee ba nekk ak moom pendant 3 ans 4 ans ou 5 ans ba jógee fa ma nekkoon war a ñibbiwaat naka nañ dem mu ne du ma topp parce que tu dem suñu kër man naka nag soo dem man damay dem loolu moo andi sama tasak deuxième bi si laa gis ne nag sama deuxième yàqal na ma la nga xamante ne ci premier bi su ma ko xalaate woon noonu du ma ci dugg mais nag ngor rek moo ma ci dugal ak bañ a or nit ki ngor rek ma ci dugal ak sacrifice yi ma doon def daan def plus de 200 kilomètres di ñëw di ma seet si mu jaral ko lépp mu jaral ko mu dogoo ko famille et tout moo ma ci dugaloon après par la suite jàngal na ma lu bari sama àdduna ba si la toogee waat ne dootuma nekk teg ñaari jigéen même mooy doxaan bu ma doxaan ñaari jigéen su ma mënee nekkee ak yow ñu nekk su ma mënatul nekk ak yow ma dem ci jàmm ak saram te sama deuxième femme ne naa leen këni am naa fa turandoo frère am tudde na ma taaw parce que si 5 ans yu nekk on était dans de très bons termes moom aussi tamit la ñu tàggalee mooy këni rek fa ma nekkoon dama fa jógee naka damay ñibbi delluwaat si sama famille mu ne moom mënuma topp et il fallait que ma dem wàcc naa ko waajaat ko muñaat ko mais nag li ñuy wax naan muñu kay bugg gis rek am na fu mu yem loolu rek moom moo tàggale ak deuxième bi mais li andi tàggoo bi ak premier bi yëpp je peux dire que ne ci moom la jógee benn ñaar mooy que ne ci nit ñi def sama entourage yu première bi mais dama ne ñoom ñaar ba fi may wax ak yow ni tey ji jàmm lañ seq ak sama yaay doom moom rek laa am si ku ma jural ay doom ñi si des ñëpp aw ma ci kenn bant mais teewul pourtant samay doom sax bu ñu amee problème man la ñuy woo sama deuxième bi même moom tamit amuñu sax bant mais su amee sax problème ak seen famille man lay woo pour que ma wax ci donc nekkoon nañ ci jàmm tàggatoon nañ ci jàmm loolu tax ma ne di am solo ci àdduna mooy que ne sooy nekk ak nit ki nekkal ak moom ci jàmm
su ngeen mëntul nekk ngeen tàggatoo ci jàmm mais jàmm yooyu ñu na continuer lu ma ci gisee kenn ñoom ñaar ñëpp ba mu leen gëj a gis xam nga ñaata at la sama yaay doom sama gëj a gis xam nga ñaata at la mën naa wax ni ëpp na 3 ans wala mu ngi mat 3 ans parce que sama doom bu ndaw bi ba muy ngénte mooy doom bi mu mujj am si laa ko gëj a gis te kooku mu ngi ci 2 ans et quelque fi mu nekk nii si lañ gëj a teggante bët su ma ko déggee bu ma ko la déggat kenn du xam kañ la xanaa problème am te du ma commencé yan yàlla wala samay doom feebar donc li am solo mooy que la ma doon wax rek sama yaay toujours loolu la ma doon wax ñaar la la ñaan si sa àdduna del wax dëgg te bu jël alalu jàmbur del wax dëgg te bu jël alalu jàmbur et ça veut tout dire loolu soo ko sàlloo rek yàlla mën na la suutural si sa àdduna yàlla mën na la sàmm ba nga xamante ne li ngay séentu ëllëg di nga ko am donc comme na ma ko waxee rek ñooñu muy ñaar ñi nga xamante ne ñoom laa jëkk sëyal te xuluma ci kenn xeexuma ci kenn dóoruma ci kenn xalaatuma ko sax sama àdduna donc nag wax naa la ñi ci des ak ku mu jikki moo tax ma ne fi mu nekk nii fi ma toll nii lii des sama dund mu gudd mu yeex soxna la ci wër mais pas jabar ka nga xamante ne dafa bëgg sëy te yàlla tax muy lu difficile nag néew ma ne amul am na de parce que am na ñeneen jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi toog bëgg sëy te yàlla rekk tax mais nag bés bu jotee yomb maa ngi sant yàlla bu wér amul dara lu may daw ba daanu maa ngi sant yàlla bu kenn mënu ko jënda lu dul ki la bëgga nga jox ko gëddaami ba mu doy mbëggeel law mbëggeel yaa mën a booleeg nit ku ñuul ak nit ku weex yaa mën a booleeg bambara be tukulóor bi takkuloo ko takk ma ko jigéen la yaram ko waaye na say saaye seen émission jooyu xol seen émission jooyu xol fii ci RFM 94.0 voilà loolu moo nekkoon wax ji nga xam ne rek moom mi dund juróomi divorce yooyu yëkkati na ko loolu nag di reportage bu njëkk bi di ñaari soxna yi incha allah buñ ko fekkee jàmm su soobee suñu borom dinañ ñëwaat ci ñaareelu reportage bi mu ñuy expliquer ñeneen ñi fi mu jaar ak ñoom kon nag bu ñuy déglu si début bi ak awoom dara doxatoon seen diggante ñu ngi woon si jàmm mi ngi ko doon sëyal amuñu woon benn jafe-jafe bi mu takkaatee keneen nag kon ci la problème ya commencé te déjà keneen ki mu takkoon sax moom mujj ko sëyal seen diggante ci internet bi la jaare faf mu xam grand frère ki mu takk waaye taxul tamit kooku sëyal ko déjà li naan ñàkk na buum ñàkk ceen ga ndax ñaareel bi mu ñëwee non seulement sëyulu ko mais tax na digganteem ak aw bi am jafe-jafe ba ñu tàggoo kon fii may waxee ak yéen moom célibataire la dégg ngeen ko ci fin reportage bi nee na instant bi soxna lay wër ku bëgg a sëy te yàlla rek tax loolu nag di lu jafe kon nag mbokk yi lan moo waral divorce yi ndax jigéen ñi la wala si góor ñi la ndax ñàkk doylu la ndax ñàkk fidèle la ndax ñàkk gëm yàlla la wala ndax ñàkk bëgg dëggantaan kon nag ñu ngi leen di xaar ndax moom mii li mu dund metti na ko moo tax mu génn ko ci biir xolam ñu koy ñaanal nag juróom yi nga xam ne romb nañ si moom yàlla na ko yàlla may ki gën ci moom ki nga xam ne bu ñëwee dina ko sëyal ndax nag sëyu léegi ñu baal ma si kàddu gi bu fekkee fukk la juróom-ñaar ya boo ko luñutoo ba ca biir intérêt moo ko lal kon nag nañuy sëy kon te yàlla rek tax waaye tamit divorce yi ni ñu ko yombalee aussi ñu xoolaat ko bu baax a baax ndax sëy dafa sacré ndax bu fekkee yow dangaa romb bunt kër yëpp dem ba bunt kër Nogay Jaw ne fii la Nogay moom it romb bunt yëpp dem ba ca kër Mbay Jaw ne fii la kon yaakaar naa war ngeen a mën a déggoo mbokk yi lii mooy temu tay bi du ma sori ci waxtaan bi nag dañuy def niñ ko baaxoo defee rek fas yéene ko ànd ak yéen ci buumu jokkoo gi numéro yi miin ngeen ko waaye nag ñu fàttali leen ko man ngeen a woote ci 88 628 14 14 wala ci 33 849 16 40
waa ji am juróomi divorce ana naka ngeen ko jàngatee ndax ci jigéen ñi la wala ci góor ñi la ak sëy yu gaaw a tas yi jamono ji lan moo ko waral ndax ni ñu koy takkee moo yomb wala ndax gaay yi dañuy dox dajee rek neexante xemee mante daal di takkante xam nga xemee moom bu xasee ba am rek daanaka soo leen demee ba benn moment bi rek kenn dootul safati sa moroom kon nag comme niñ koy waxee sëy njëlbeen la kaani la wala lem yaay xool rek boo ci choisir ñu jël auditeur bu njëkk ci ligne bi 88 628 14 14 wala ci 33 849 16 40 allo. allo. salaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi tur bi ak foo ñuy woowee. Mamad Gueye Grand Dakar. naka waa Grand Dakar. ñooy fi. yaa ngi doon déglu reportage yu waa ji. waaw. waaw yow noo jàngatee tas bu bëri gi noo ko jàngatee Guèye. tas bi parfois gars yi dañuy ñeeg quoi. dañuy ñeeg xamoo ñeeg. waaw ñeeg xam naa ko moo tax ñuy wàcc. waaw kay mais néegu sëy moom dafa xat boo ci nekkee des fois ñaar ñi bu ñu ñeegee rek affaire yi du dem. kon daal ku góor ki day ñëg ku jigéen ki ñëg moo tax ñuy tàggoo. waaw kay man lu ma jàpp. mais bu ñëg kay su xasee ba am xanaa tàggoo war naa bañ a am. non waxee ma foofu de. waxee woo foofu comme kii nii bu bañee ne man du ma neexal kii bañ ne man du ma neexal kii. dëgg la. léegi man damay xëcc jëmale sama côté kii xëcc jëmale côté am. bu ko defee duñ mën a déggoo. waaw kay mais kii nag bu xëccee jëmale côté am yow nga yoxamal après. da ngeen di mën a déggoo. d'accord kon yow ci sa xalaat ñëg gi moo waral sëy yi di gaaw a tas. waaw man ci lu ma gis waaw. merci beaucoup jërëjëf. ok je vous en prie. 88 628 14 14 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 ci ngeen di jaar ngir bokk ci émission bi ñu jël auditeur beneen bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Amin Ndaw maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay delloo ziar ko wax loolu. man la Ousmane Diallo Richard Toll. Ousmane naka waa Richard Toll. ñu ngi ci jàmm bu baax. waa léegi Ousmane yaa ngi doon déglu thème bi. waaw maa ngi doon déglu thème bi. waaw yow noo jàngatee tas gu bëri gi. jigéen ñi moom si léegi amatul moom. ñan ñoo sëyatul jigéen ñi wala góor ñi. jigéen ñi amatuñ si de. suñu wax seen góor yi sànni suñu loxo yi nga xamul. mu ne. jigéen ñi nangutuñ si. waaw nangutuñ topp seen jëkkër ñoom dañuy wër si àll bi rek taxawaat. dëgg la. ma ne ñoom ñoo nangutul sëy. kon jigéen ñee nangootul sëy góor ñi nangootuñ téye seeni soxna. walla. kon yow pour yow loolu moo ko waral. walla loolu moo ko waral. merci beaucoup. jërëjëf 88 628 14 14 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 divorce yu bëri yi nu ngeen ko jàngatee ak suñu càmmiñ li nga xam ne dund na juróomi divorce lan ngeen koy digal ak bu doon da ngeen a dund li mu dund ana naka ngeen ni koy taxawee naka ngeen ni réagir ndax nag en général divorce bu amee ñu ci bëri dañuy jàpp ne si côté ku jigéen ki la bu fekkee jigéen gi dafa tasaat dañ naan moom bëggul sëy waaye tamit góor gi su bàyyiwaat dañ naan moom mënul nekk ak soxna kon nag ñu jël auditeur bu nekk ci ligne bi allo. allo. salaamaaleykum. maa ngi tudd Lamine Ndiaye ça va. ça va bien kooku. ñun Lamine Ndiaye Tëngéej maa ngi dëkk Dangu. waaw ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw ñun lébu. ñun booy sëy famille loolu gaaw tas. li ma tas bi nag. mooy appartement yi. amul kilifa amul daal. kon pour yow appartement yi moo tax tas gi bëri. waaw mu tas lu bëri su fekkee ñu famille lébu. tas lu bëri parce que mbokk yi lay yedd parents yi yedd la. te lébu yéen da ngeen di vivre en famille sax. waaw dañuy vivre en famille. liberté moo baaxul. dëgg la. waaw loolu moo tax ma ne naan si def contribution daal. dëgg la xale yi gën a góorgóorlu. parce que nga gis ñoo xam ne ni ñuy takk ba 3 wala ba 7 divorce bi day ñëkk-ñëkk mu tas. dëgg la am kilifa. dëgg la dafa baax ci ñëpp. te àdduna ba set dara yàggul ñetti bulletin sa la defee am yàggul dara yàggul. dëgg la. waaw. merci beaucoup loolu moo taxoon ma nekkoon. jërëjëf di courage man yàgg naa la bëgg nag mosuma am chance gis la. jërëjëf waaw merci beaucoup kontaan nañ ci moom bu baax a baax. comme nag moom li mu wax bu fekkee ci côté lébu yi la tas gi du gaaw ndax nag dañ leen ni yedd
appartement yi moom si waxam moom mooy indi divorce yu bëri yi loolu moom yaakaar naa lu mën a nekk la ndax nag bu njëkk appartement amul woon dañ daan vivre en famille moo tax sëy di yàgg allo. allo. salaamaaleykum. allo. waaw mu mel ni kooku dem na ma koy wax rek mën na woote waat ñu jël beneen auditeur bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi. tur bi naka la. Xalifa Ababacar élément Serigne Touba ak sa Xalifa ñi ngi lay nuyu foo ñu woowee. naka waa Fass Mbao. nu ngeen dundee couvre-feu bi. dëgg la yaa ngi doon déglu thème bi. waaw léegi yow sëy yu tas yu bëri yow noo ko jàngatee ci ban côté la ci góor ñi la wala ci jigéen ñi la. waaw dañoo nekk ci société boo xamante ni. suñu éducation de base dañ ko échoué. ndax mën nga gën a yokk sa kàddu dafa faible. waaw ma ne dañoo nekk ci société boo xamante ni. éducation de base bi dañ cee échoué te nit ñi duñ ci bàyyi xel. waaw parce que nit ki sa àdduna. da nga war a am jiital sa diine nga xam ko. waaw. nit boo xamee sa diine. jiital ko parce que say jaamu yàlla lu doy jaaxal. dëgg la. waaw mais nag éducation base boobu bi nga xam ne mooy accompagner nit ki. pour mu xam ni muy doxalee àddunaam. ñun dañ ko échoué totalement te duñ ci bàyyi sax xel. dëgg la. léegi nag au fur et à mesure ñuy développé suñu àdduna ñu ngi gën a réer te duñ ko bàyyi xel. dëgg la. te amoon na système de freinage boo xam dañ ko waroon teel a freiné waaye bàyyiwuñ ci xel dañuy continuer ci géeju lab boobu. finalement nit ñi dañuy dem ba kenn dootul xam ni ngay teg sa tànk. merci beaucoup. léegi société boobu nag buñ ci nekkee. faw am li nga xamante ni dina jóge ci société bi di feeñ. dëgg la. mooy la ko wolof di tuddee mooy li nga xamante ni défaut yi. dinañ ko gis ci sëy yi dinañ ko gis ci côté bu ne dinañ ko gis ci côté bu ne. maanaam jikko yi daal. waaw parce que comme sa njëlbéen wax rek nee nga éducation de base ba bu xasee ba rate moom leneen mënul baax. leneen mënul baax. waaw loolu la mooy indi loolu kon. waaw parce que dañoo nekk ci société boo xamante ni. tey na ma yàlla jégal ci ñi ma ko war a wax. waaye di gën a tekki te. allo. waaw ma ne. waaw. tey boo gisee loolu nga xamante ni dañ ko échoué ci fépp. ñi nit ñi jàppee ni ñoom ñoo gën a tekki tey ci Sénégal. ñoo ñi dàq lekk riba tey. dëgg la jërëjëf. waaw parce que merci beaucoup kër goo dugg tey laaj ma ban palaa lañ gën a bëgg. ma ne la palaa ñëw. dëgg la merci beaucoup pour ñu may ñeneen ñi aussi ñu mën a egsi ah jërëjëf Serigne Xalifa Ababacar jërëjëf mbokk mi nuyu naa la. allo oui. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi dama lépp pour bëggoon participer ci émission bi. waaw foo ñuy woowee. maa ngi leen woowee Tambacounda. yaa ngi wootee Tamba sa réseau xaw na am défaut de mais ay ca ñu ngi lay déglu. xam nga sëy léegi. goro yi ñoo koy yàq. goro yi. waaw. ci naka. parce que man mii dama ko dund. da nga ko dund comme noo ko dundee. waaw man dama divorcé même pas 6 mois. parce que sama yaay jabar dafa seetlu demee seen kër bu yenn jëw bu ñëwee rek. da nga divorcé même pas 6 mois nga wax. waaw même pas 6 mois. ñaata temps de mariage nga def. defuma sax 2 ans. ok. parce que yaayam da doon wax ne copain bi mu doon génnal. moom ma ëppoon xaalis moom ma ëppoon nangam pourquoi papa may ko ko. biñ ma ko mayee yaay aussi àndu si. waaw te waxoon na ma ne carrément sëy bi moom ànduma si moo tax sëy bi moom. moo tax sëy léegi daal wax dëgg fa la yàlla yaay ñoo si waroon di jàpp bu baax a baax a baax. maanaam yow sa goro bu jigéen moo wax àndu ci woon. àndu ci woon. dëgg la. kon yow sa xalaat kon goro yi ñoom ñooy tas sëy yi. goro yi ñooy tas sëy yi. est-ce que du li nga ko dund moo tax nga jàpp ne goro yi ñooy tas sëy yi. waaw man moom dama jàpp ne fu mu ne nii jamono ji sëy bu tas. dëgg la. pour man goro yi dama koy tooñee sama gars yi di leen ñaanal sax ma ne leen man de ku may ñaar takkate ñaanatuma yàlla yaayam dund. ëpp naa ne d'accord merci beaucoup jërëjëf ñuy kontaan ci moom mi ngi doon woowee ci Tambacounda ñu ñuy waale waa Tamba yëpp
ñu ngi ñuy déglu foofee ca Tambacounda ci 93.2 moom nag li mu wax mooy goro yi ñoom ñooy tas sëy yi kon nag comme moom ab gorom la jàpp ne moo tas sëyam kon nañ ko nangul loolu allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si noo def. ñoo ngi sant alhamdulilah. macha allah ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax tur bi. Ousmane Thiam. Ousmane foo ñu woowee. Pikine. waaw Ousmane ñu ngi lay déglu. waa xanaa di rafetlu émission bi rek. jërëjëf. affaire bi nag moom pour man daal pour man li tas sëy partagé la pour góor ñi pour jigéen ñi. des fois ci góor ñi la des fois ci jigéen ñi laa bëgg wax quoi. waaw léegi si jigéen ñi exemple waaw. waaw si jigéen ñi mooy jamono bii dañu am intérêt bi la ñuy jiital. intérêt bi. intérêt bi maanaam góor gi bu dee takki jabaram da ngay ñëw la bàjjane dañuy laaj lu muy liggéey daa moom fu mu nekk waaw moom lan lay def voilà. mais léegi nee nañ góor ñi léegi aussi ñoom it intérêt la de parce que balaa ñuy takk ni dañuy lijjanti ndax mi ngi liggéey wala lu mu am wala dara. non loolu des fois xëy na góor ñi daan koy def mais si ñaareel bu ñu dee wut ñaareel ñu wut benn secours mais souvent góor ñi. bu ñu wut ñaareel ñu wut secours ban secours. kon kay intérêt bu dikk na. waaw d'accord intérêt bi dinañ ñëw mais si góor ñi. du bari du góor ñi moom du si ëpp. xëy maanaam bu dee góor ñi. waaw xëy xam nga tànk si jigéen ñi laa nekkoon intérêt bi. mais góor moom li koy yàqal seen toujours mooy xeeme maanaam da ngay gis benn xale bu jigéen maanaam xam nga jamono bi xale yu jigéen yi macha allah dañuy rafet. kon mooy infidélité rek. voilà genre yi demee noonu loolu mën a wax dañuy xemeem rek maanaam dañuy gis xale bi daal. dañuy bëgg rek mooy sariya nangul ko rek mu tàgg ko nekk ak moom quelques mois rek après. voilà après mu bàyyi ko. voilà loolu mooy. waaw léegi yow kon nangu nga ne kon góor ñi côté boobu ñoom ñoo koy def ndax ñoo xemeem. waaw léegi nga ne si jigéen ñi intérêt. moo tax man la partagé la. d'accord dañuy xemeem mais jigéen ñi ñoom lu si ëpp intérêt. appartement am na ko dugg léegi wax ko appartement. waaw oto wala nangam ak nangam. dëgg la jërëjëf Ousmane. voilà merci beaucoup Ousmane ñu nuyuwaale auditeurs yi nekkee foofu ca Pikine yëpp du ñu fàtte aussi waa Louga ku ci mel ni El Hadji Ndongo Mbaye Sarlo 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 ci ngeen di jaar ngir participer ci seen émission jooyu xol tey nag ñuy waxtaanee sëy yu tas yu bëri yi lan moo ko waral suñu gan gi nag moom daf koo dund ndax nag tàggoon naa ko juróomi soxna te ku ci nekk rek am na lu mu dund ak moom ba yàlla dogal ñu tàggalikoo ñu bëri nag ñu dugg sànq am na ku ne goro yi ñoo koy tas am ku ne appartement yi ñoom ñoo koy tas ndax nag ñu waxante dëgg appartement yi moom bëri na lu muy indi jafe-jafe ci sëy yi ndax bu njëkkaan da ngay nekk ak sa papa maanaam sa goro nekk ak sa bàjjan nekk ak say njëkke bu fekkee du njëkke yi nga xam ne ñooy xaritu ndoy baan yi bu ko defee yéen sëy bi bu amee jafe-jafe dina mën a am ñu intervenir kon ñu jël auditeur bi soog a ñëwaat pour développer allo salaamaaleykum allo oui allo ñoo ngi sant bu baax sëñ bi tur bi naka la ak foo ñuy woowee wax bi day dàgg Abdoulaye foo ñu woowee maanaam Abdoulaye Abdoulaye waaw wax bi moo leer waaw Abdoulaye ñoon foo ñu woowee maa ngi la wooy depuis Lam-Lam waaw rajo bi leer na foofu ca Lam-Lam waaw ba de macha allah waaw ay ca sa thème bi moom dafa baax neex quoi thème bu baax la man si suma xalaatu bopp quoi waaw man gis naa ne sëy boobu warul tas sëy ban warul tas parce que yàlla warul tas parce que yàlla bu la boole ñaar ba pare tàggale leen donc kon bu tasee rek ñoom ci ñoom la quoi ci ñoom ñaar ñëpp ci ñoom ñaar gi la man du ma ko wax ku góor ki la du ma wax ku jigéen ki la parce que ñoom ñaar yëpp bu bëggeel amee rek bañ du mën a am dëgg la bëggeel bu amee bëgg dëgg googu est-ce que bareeti na léegi ma ne bëgg dëgg googu bëgg dëgg gi ngay wax est-ce que bareeti na léegi parce que boo seetloo bari na yu xew am na ay mbokk yoo xam ni sëy du gaaw a tas waaw loolu moom dëgg la gisoo ko ci Sénégal am na fi moom am na waa jàngu bi nii seen sëy du gaaw a tas dëgg la waaw bon mais léegi boo defee sëy comme caaxaan
da nga ci génn comme caaxaan. parce que maanaam dem pour seeti quoi. ba sëy. ci topp yàlla la bokk. dëgg la. ponk la ci topp yàlla. dëgg la mu ngi mel ni ngay julli ba nga ne julli bi daal dama koy dagg dem suma yoon déedéet du loolu boo ne sëy dëgg ngir yàlla sax. waa góor ñi bàyyi muy ku góor ki muy ku jigéen ki. waaw mais maa ngi ci duma ci loolu saa yi du sëy dekkaale rek la. dëgg la mais sëy dëgg bi yàlla tëral du tas adama taaw tasul. waaw voilà léegi nag nit ñi ñoo mel beneen façon moo xam ne kenn xamul dan la. kon daal nit ñi ñoom ñooy sëyee nu leen neex daal moo tax divorce yi jeex na seen bëgg-bëggaat seen xaw ma daal nan la daal. mais ci ñoom ñoo indi problème yi dul jeex. merci beaucoup mais yow nga waaxu comme ni sànq ni nga ko waxee. nga jógee sa kër dem ba kër xale bi fu mu dëkk. nga gis ko ne ko kii laa bëgg. xoolal góor googu. dëgg la. kay dina ban yow laa bëgg bu lu yow du kenn ci Sénégal ñaata million la ci nit. dëgg la nga tànn ci kenn. waaw. nga tànn ko bu kii tànn la. yéen daal di sëy dem ci jàkk ji. ñëpp taxaw ñu maye guro maye la. woo seen mbokk yëpp ku nekk di wax sax baaxi morom. waaw léegi benn nag bis ngeen xëy yàq loolu lépp. doy na waar waaw léegi nag sàmm jàkk sàmm ngorago. dëgg la jërëjëf. ak bañ a topp yàlla digalu yàlla. dëgg la yàlla ñaar ñu bëggante dañoo war a bëggante ba keroog ba ñuy dee. mais dem dem ba ci biir naan bëggatuma. loolu lu kenn xamul. mu ngi mel ni man ami yow ba xam la ba yàgg. dem bu ma la rombee dootuma la nuyu xamatuma la loolu baaxul. dëgg la. merci beaucoup Serigne Abdoulaye ñuy rafetlu sa contribution 88 628 14 14 ñu jël beneen auditeur allo. allo soxna si. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi delloo mën nañ xam fooy woote. Ismaïla Kane laa tudd Derklé laay woote. Ismaïla naka waa Derklé. sant yàlla bu wér. Ismaïla ñu ngi lay déglu lan mooy sa contribution yow noo jàngatee divorce yu bëri yi. ni ma jàngatee divorce yi daal moom mooy daanaka nit ñi léegi dañuy dugg si sëy te yàlla tax na. te sëy dafa bokk ci yàlla santaane. mu doon faratal la baax. parce que dafa ni ku ko mën. mais ñun dañuy dugg si sëy pour intérêt. beneen bi aussi dafa nekk mbir bi nga xam ni tey jii démb ni mag ñi doon sëyee. waaw. tey nit ñi sëytuñu ko. parce que xale góor bu takkee soxna. du ko yóbbul ndeyam du ko yóbbul bàyyam. beru bi daal maanaam. waaw mi takk moo fi ñëpp impose sax appartement. te ñaari xale bu mu dajee. dëgg la. boo leen amul kenn ku leen jàppale. dañuy liggéey du sotti. beneen bi. waaw. di soxna ji. daanaka kenn jógatu si sëy te yàlla tax. maanaam jigéen ñi daal sëyutuñ te yàlla tax. te yàlla tax déedéet. kon loolu moo waral tas gi bëri. waaw parce que nit ñi dañ doon sëy. góor ñi tamit est-ce que ñi ngi tëye soxna yi te yàlla rek tax. bon góor ñi damay wax sax. waaw parce que defu ñaari côté yëpp la kii yee. ñaari côté yëpp. mais nag jigéen ñi ñoom ñoo ci gën a kii parce que lu ci ëpp ñoom lañ koy wéer alors que. non du nañ ko wéer de. looloo am. dëgg la merci beaucoup. voilà jërëjëf Ismaïla Kane ñuy kontaan ci moom bu baax a baax kon nag moom ci li mu wax mooy maanaam jigéen ji seen bopp ñoom ñoo sëyatut dañuy sëyantu dañuy seeti rek bu neexee ñu toog bu naqaree ñu jël seeni dëbës mbokk mi nuyu naa la. waaw kooku nag dem na ñu koy xaaraat rek ci 88 628 14 14 wala ci 33 849 16 40 ngir ñu nekk ca bitim réew sànq rek ñuy wax ne bu njëkk dañ daan sëy en famille nekk ci kër gi goro yi ndijaay yi ñëpp ci biir kër gi nga xam ne bu waroo amee rek dinañ mën a waxtaan ci seen biir ba lijjanti problème bi léegi nag beru bi moo tax beru ba nag su xasee ba ñëw xuloo yi ñoronte bi tongoonte bi ku nekk di wane sa jikko mooy waral nag yenn saay jafe-jafe yi di am ci reportage bi ñu teg nag am na ñuy réagir ci RFM l'officiel bi après ñu ñëw lire message yi ñu jël auditeur bi ci ligne bi allo ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah tur bi ak foo ñu woowee sëñ bi da ngay leb tur bi waaw ñu ngi lay déglu waaw sëñ bi de boo gisee di war ba léegi jikko yu yàqu la rek jikko yu yàqu si ban anam parce que àdduna bi léegi nit ñi day jiital alal quoi
loolu xool. allo. waaw même parents yi nga xam ne kii seeti moom lay fekk si. ñooñu xaalis day fees seen xol te fekk bëriwul si poche quoi. léegi ñan ñooy xool am bi ñi lay may wala kañ la may. non kañ may ñi lay maanaam booy xool tey. am na fooy bëggee jabar. te yow comme meloon ni ñoom. dina may jabar ndax duñ la naw lool quoi ndax jàpp nañ ne li ñu yor yow yoroo. dëgg la maanaam kon intérêt bi moo tax daal sëy yàggatul. nit jigéen sax ne. di dund moom bi yàgg ñaxañ ko ba may ko keneen koo xam ne si wetam la marqué. waaw mooy intérêt gi rek parce que kooku moo ëppale. yàlla dugg yow. léegi ñi xañ la ko may ko xam nga loolu tey mën na la jural mun nga dof sa xel mun nga si ñàkk sa àdduna daal kenn xamul. dëgg la. voilà léegi àq yooyu nag. bu ñu ko seen borom delloo seen kaw rek mooy loolu. merci beaucoup. waaw ok maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf. Amady ñu lire contribution yi kii nee na mi ngi tudd Rena Silay Lay moom nee na sëy yu bari des fois mën na nekk mauvais choix malchance aussi am na ci moom nee na divorcé na ñetti yoon moom Rena Silay Lay Rena divorcé na ñetti yoon moom nee na malchance mi ngi ci waaye jël koo xam ne méngoowu leen mi ngi ci mooy nag choix bu doxul kii nag nee na moom Moussa Diop nee na nag jigéen ñi ñoom ñoo problématique kon nag jigéen ñi la ko wéer moom Moussa nee na lépp jigéen ñi rek la maanaam jigéen ñi ci boppam daal ñoom ñoo nangootul sëy kii nag nee na El Hadj Sarr la tudd moom ci reportage bi nee na on peut pas dire que tous ces 5 divorces pour moi les femmes ne sont pas tous fautifs kon nag le monsieur aussi doit revoir son comportement moom nag nee na kon mën nañ jàpp rek ni juróomi divorce yëpp du su jigéen ñi ñoo si ku góor gi tamit war naa xoolaat boppam mi ngi déglu thème bi ndax moom moo ko moom tey jii ak ñeneen ñu dund li mu dund ba tey rek ci li nga xam ne moom moo di contribution auditeurs yi ñi nekkee ci Facebook bi kii nee na divorce yu bare yi nag xale yi jigéen yi ñoom ñooy sëy ak borom alal kon nag xale yu jigéen yi borom alal rek lañ taamu pour sëy ak moom xanaa rek ñuy fàttali ne sëy moom bu fekkee alal moo tax ngay sëy alal ja soo ko gisatul di nga dem su dee taar ngay sëyee taar saxul ndax nag kuy def saa yoo xëyee teggi benn fan bu yàggee loo taaru at yaa ngi lay dàq te dina la jot te bu la jotee faw am lu changé ci sa yaram kon nag bu fekkee taar bi moo tax ñuy sëy du luy wëy alal ji aussi suñu borom da koy dénkaane rek mën na la koo dénk nga sëy ak nit ki nga xëy doo am dara am na ci ñoo xam ne sax buñ ko defee dañ leen di sikkal naan dañoo ay gaaf wala amuñu wërsëg fekk suñ borom mu ko jël ñu jël auditeur bi allo. allo waaw allo. auditrice bi kon bi mooy bu njëkk nag ba ma amee jigéen ci émission bi allo. waaw bi paase damaa dugg ba sonn mënuma kii. dëgg la soxna si kon egsi nga tey. waaw man presque émission bi paase laa moom sax gis nga sama borom kër. waaw. am nañ juróom-ñaari doom. miy jàng métier laa àndoon ak moom permis mag yëpp toog sama kanam. waaw moom lan la chauffeur. chauffeur la. te place mu xëy jaay kër ga génne ma man ak juróom-ñaari doom maa ngi taxawaal ak ñoom. déedéet kay fu ma dëkk billaahi wallaahi. loolu moom doy na waar di moom anam fu mu nekk. mu ngi fi. dafa yor beneen soxna wala. waaw dafa yor beneen soxna xëy jaay kër gi maa ngi ànd ak feebar te xam naa feebar boobu yëpp du dara lu dul naqar damay réccu nag lan laa ci doon def ba heure bii. waaw léegi yow jéemoo si def benn effort dem si yoon wala. ankay dem naa si yoon wuti divorce. léegi après noo leen mujjee. nuñ mujjee. après ñu ne ma loo koy topp man leen kii damaa suur lépp. mais divorcé ngeen instant bi. waaw am nañ divorce. mais mi ngi toppatoo ay doomam wala. déedéet xamalu leen dara. doy na waar kon nag xamalu leen dara juróom-ñaari doom. yàlla na leen yàlla suturaal. waaw amiin amiin. damaa bëggoon numéro bi nga joxe léegi nga joxewaat ko ba mu leer. waaw numéro bi jël leen mën ngeen a jël numéro bi. waaw 77 ngeen di def. waaw 116. 116 waaw. 98.
waaw 48. 48. waaw numéro boobu am na WhatsApp ku am sa jooyu xol waaw boo bëgg rek ñu waxtaane ko incha allah. man nga jaar foofu ñu jokkoo ci 23h54 ci studio Eva Mbaye mbokk yi ba tey rek kon ñu àndoon ak yéen ci li nga xam ne moom mooy seen émission jooyu xol di nuyu nag auditeurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci mbooleem biir Sénégal moo xam Touba Mbacké la moo xam Kaolack la moo xam Louga la Tambacounda Kolda Matam Ziguinchor ak fépp foo xam ne rek auditeur nga fa di ñu bàyyi xel ñu ngi leen nuyu waaye du ñu fàtte tamit waa diaspora bi ñoom it ñu ngi bàyyi xel ci Facebook live bi ñoom it ñu ngi leen nuyu muy auditeurs ya nekkee ca Italie ña nekkee ca Atlanta États-Unis ña nga xam ne ñoo nekkee ca Libreville ña nekk tamit ca diwaanu Mali ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal sutura ba ñu ñibbisiwaat ci kanamu njaboot yi kon rek mbokk yi ñuy wax ni thème divorce yi lañ doon waxtaanee te incha allah dinañu ko continuer waa ji nag moom moo dund juróomi divorce kon ku ci nekk rek am na fa mu jaar ak yow ñu jàpp rek si reportage bi nga xam ne moom la ñu déglu aawam nickel ñu ngi woon si jàmm ak salaam waaye ba mu takkee keneen ca la problème ya commencé mu perte leen ñoom ñaar ñëpp fase ñaareel ba aaw ba tamit topp ca yàlla boolewaat ko keneen mu tàggoog moom kazalika mu amaat keneen aussi tàggoog moom ba mat juróom fi mu toll nii nag nee na ku bëgg a sëy te yàlla rek tax moom la soxla waaye nag muy lu jafe ndax nag kalaasug nogee gi léegi sëyatul dañuy seeti rek bu neexee ñu toog bu naqaree ñu jël seeni dëbës léegi sax dañuy calculer waale su dee fu neex la am nag ñoo xam ne dañuy calculer waale lañ fa war a jur loolu beneen domaine la dinañ ci ñëw pour wane ne rek nit ñi dañoo gëmadi yàlla tellement ba à chaque fois dañuy calculer di sóoraale lu ñëwagul sëñ Sam Mbaye radiyallahu anhu suñu magum diine mu baax moomu yàlla nañu ko yàlla fayal ca àjjanay firdawsi sëñ Sam daan na ko wax nit wala jullit du bëri ay mébét ndax yow boo nee dama dugg ci Moodu ndax Moodu borom alal la damay dem sëyal ko jur fa équipe nationale yow kan moo la wax ne la yow ci sa bopp doo njëkk a faatu Moodu léegi nag yow après soo njëkkee faatu Moodu est-ce que di nga xam exactement say doom la ñuy dundaat ak seen papa kon nag nañu bàyyi calcul nañu bàyyi di sóoraale ci dara lépp lu nit di dugg daf ca war a dugg ak ngëm-ngëm ak pas-pas ak dëggu ndax nag sëy léegi ñu baal ma franchement sëy léegi yi ni muy dañee comme xobu garab daanaka kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te nag ñu jéem a jege suñu mag ñi nekk ci biir kër yi dëkk ak ñoom bu ko defee ñoom ñu mën ñoo wan yoon bi waaye nag tant que ñoo ngi beru aussi ci appartement yi ku nekk di wane sa jikko yaakaar naa jafe-jafe day am rawatina ci tout tànk yi nga xam ni léegi dañu dugg ci néegu sëy te xamuñu sax nag exactement ana nañ lañ war a sëy kon nag ci divorce yi lañ doon waxtaane tey di première partie bi incha allah dinañ ñëw aljuma ci kàttanu borom bi ci deuxième partie bi di reportage bi ba tey rek waa ji mi ngi yemoon si ñaareel bi di ñëw dinañ ñëw si ñetteel bi ñeenteel bi ak juróomeel bi nga xam ne ñoom ñëpp tàggoon nag ñoom mbokk yi kon ma leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje incha allah aljuma bi ñu jëm même heure même fréquence di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ngi ñu doon suivre ci live bu RFM bi waaye tamit di jaajëfal ñi doon suivre ci page Facebook Soxna Ami Ndaw bu RFM ak tamit ñi ñu doon déglu ci 94.0 Dakar ak ci www.rfm.sn jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne woote nañ fii ku ci mel ni Guèye Ousmane ak Serigne Khalifa Ababacar beneen Ousmane Thiam Abdoulaye ak Ismaïla Kane ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo lef seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm jaajëfal Amady Ndiaye mi nekkoon ci machine bi mbokk yi ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Serigne Mamor Mbacke bëgg ceeb mu ñëw ak yéen ci seen émission yóbbalu jullit ma leen